waxee ci ndorteelu bii la jotaayu xibaar waa M2D tey jii dañu yamal ak doxub ñaxtu démb lañ ko xamal ak janoor taskatu xibaar yi moom Ousmane Sonko di dëggal nekkoon sax moom dana bokk si boobu la doxam ñaxtu ndax la ñuy sàkk moo di ndaw ya nga xam ne tegoon nañu leen loxo ci manifestation yi mujj yi ñu bàyyi leen ndax jot na nag te yàgg nañu si kaso bi ñu ànd si Fatou Lambe Diop. ñoom ñu wootoon ñoom mouvement pour la défense et la démocratie ci ab marche ci àjjuma ji tax nag Ousmane Sonko daal di génne daal di déclarer ne moom day ànd ci marche boobule leader bu Pastef moom jàpp ne ndaw yi nga xam ne jàppoon nañ leen dañ leen war a libérer tamit moom ak M2D daal di woote woon ay manifestation ñu mujj koo bàyyi ndax xalif général des Mourides daf leen wax nañu ko bàyyi ñoom ñu tekk seeni condition bokk na ci ndaw ñu libérer leen ñu toog nag ñetti weer ne gisuñu li ni mel tax Sonko mu M2D ne ñoom dañuy dàbbaliwaat ngir nag fexe njiitub réew mi daal di libéré xale yooyu ñu jàppoon ñoom ñu jàpp ne yooyu leen ndaw dañ leen teg loxo te teguwul yoon Ousmane Sonko nag ci déclaration am di wane ab détermination ngir rek ñu bàyyi ndaw yooyu nga xam ne dañ ko xeexal tey it muy woo ngir rek ñu tegale ay manifestation ci territoire national bi yëpp waaye nag bu dee manifestation yooyu le kenn autorisé wu ko boobu moo tul dina amaat yeneen i nit yu ñu teg loxo. le député du peuple ñoo ko déggandoo doxum ñaxtu bu M2D tey jii lay doon mu mel ni kon Ousmane Sonko démb dégg nañu ko muy dànqaafu nee na li fi jotoon am bu ñu ab ñamale la rek kon nag deuxième vague baa ngi ñëw bu fekkee bàyyiwuñu ndaw yooyu. ndaw ñi dañu leen war a bàyyi maam man mat na léegi ay 2 semaines maa ngi ko doon wax xëy na nit ñi dañ ci bàyyiwul xel. prétexte bi ñu jëloon mooy ndaw ñi bi ñuy def manifestation dañu yàqaale tribunal bi nekk Diourbel. donc mënuñu tëb amaat ay papier yoo xam ni moom la ñuy toppee. ndaw ñooñu donc dafa am ay wàllu maanaam ay réglage ci wàllu administration moo xawoon a tax yi fi yeex ba am na sax ay nit yu ci menacé woon àttekat bi ba ñu jubbantiwaat leen ba ñu dëppoo ci kàddu nit du yàgg ñu daal di entamé seeni ay dossier ngir indi ci ak jubbanti mais mois de mars ba léegi te ñu amoon ay kàddu yu ñu dëppoo woon lu mat juróom-ñetti nit rek ñu téye leen ci kaso yi ñenn ñi ñàkk seen liggéey ñenn ñu gis ñu seen ay famille du souvent dama ci interpeller kilifa yi ni bu événement xewee nga nekk en l'aise yow ak sa famille dund dawal sa oto yëg lu la neex alors benn innocent nekk ci kaso bi te yow sa signature dong dugal ko fa dañ ci war a bàyyi xel ndaw ñooñu dañu war a génn parce que manifestation bu ñu bëri bokkoon la ay junni nit ñoo ci bokkoon. kon bu fekkee lu ñu leen di toppee la nañ ko toppee ñi bokkoon ñépp ci manifestation bi bu ay kilifa yi diine defee médiation ba kenn ku nekk sa ngànnaay nga wéer ko kenn ku nekk na sàmm ay kàddoom loolu mooy li jaadu ndaw ñooñu defuñu ci kaso bi dara à plus forte raison am na ndaw yoo xam ni ba ci ñi dee sax ay innocent la ñu woon dañu doon doxi seen ay soxla booy mécanicien bi dee woon yëmbal ak tëneem ñu doo ko bal mu daanu kooku xam nga ni innocent la bokkul ci manifestation am na ñu ñu jàpp fii Mbuur am na ñu ñu jàpp faneen ñoo xam ni dañu leen a yónni woon ñu génn doxi seen soxla ñu jàppale leen donc faaw ñuy distinguer ñiy bokk ci manifestation ak ñu bokkul ci manifestation donte woon ku ne am nga sañ-sañu def manifestation gis nga waruñu woon a xaar état bi ba waa M2D di def benn marche bu ñuy autorisé ak non autorisé ba ñuy yóbbuwaat réew mi ci faneen foo xam ne bëgguñu ko nañu assumer seen responsabilité gis nga génn juróom-ñetti xale yooyu ci kaso bi wàññiwu leen tous nañ leen génn ci kaso bi Sénégal nekk ci jàmm ñu def seen i élection bu ñuy dingat ñu dingatante ci wàllu làmbañ rek xam nga wax Sénégal ba ñu am fitna quoi booy nañu def ci kaso bi mais nañ leen génne ci kaso bi nañ génne aussi 20 jeunes yi doon liggéey ci usine tey fort bu Kawa bu Sindia kon ba léegi génn ñu leen ñu nekk ci kaso bi nañu leen génne encore une fois am na seeni nattangoo yu dee ci accident ndax dañ leen doon seeti ñu ngi continuer di exploiter jeunes yi foofu ci usine bi mais na ci kilifa yi wax li lay wax kaso nañu bàyyi nañu moytandiku kaso bi ñuy dugal ay innocent ok gis nañ intervention bi nga xam ne xale bu murit yi ak yenn kër diine def nañ ko ci coowal Ousmane Sonko bi ak M2D bi ndax jotul waat ñoom it ñu jógaat ndax ñii tamit tàmbaliwaat nañ ne dañuy sóobuwaat ci manifestation waaw en tout cas il est clair que le président Ousmane Sonko lii cëram ci mbir boobu moom def na ko nguur gi moo defagul cëram parce que bi mag ñu baax ñi woowee mooy comme ni ko Mansour doon waxee dañu waroon dem vers l'apaisement vers l'apaisement mooy ñu teg gànnaay yi mais ñu teg gànnaay yi nag dafa bokk ñu libérer xale yi parce que comme nu mu ko waxee nii événement de foule la yow xale yi boo leen jëlee mënoo leen a toppee lu ñu tuddee en droit pénal l'imputabilité des actes parce que affaire de foule la xamoo kan la ak yooyu donc dafa des ci régime bi ci nguur gi ci moom mu jëmmal ay engagement yu mu jël mooy dossier boobu ñu xaw ko vidé te vidé ko mooy ñëpp ñu taxawoon ci affaire kii boobu ñu génne leen
loolu mooy dëgg. Deuxièmement bi tamit soo gisee tey jii événement yi amoon pratiquement ça a presque bénéficié l'opposition de manière globale. tey jii boo xoolee tey jii lu tax la démarche de Sonko en termes de l'opposition est innovante par rapport aux autres, c'est-à-dire que Sonko a son propre sujet à l'ordre du jour, a son propre agenda. te tey jii opposition bi voilà sur ces questions sur lesquelles dañu waroon bàyyi Macky moom mu def ay tournées économiques politiques tout ce qu'ils veulent ñoom lii mooy leen combat parce que événement boobu dafa ça a beaucoup plus profiter à l'opposition dans sa majorité que dem. D'ailleurs c'est pour ça que je dis souvent que sànq bi may expliquer ne je suis d'accord que l'opposition occupe le terrain de toute manière amul benn destin bu dul bañ a occuper terrain mais aussi bu ñu fàtte ni topp ci agenda président de la République président Macky Sall topp ci sujet ordre du jour am di ci wax en réalité yow yaa ngi koy liggéeyal sax sans t'en rendre compte te tey jii problématique bii dem nii